yeeg seen i xët Mame Biram ci sa ndimbal ñu dem ci laataa ñu koy xóotal ca kanam ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. Évidemment j'ai tous les journaux devant moi, j'ai aussi tous les journaux ci sama écran, comme quoi je suis bien gâté hein. fu ma neex laay lire journaux yi. Voilà, l'Observateur évidemment la ñu koy njëkkee mi xëy ak coow li nga xamante ni moom la tuddee affaire du cambriolage du camp Jérémy, fait troublant sur le vol de la bourse des étudiants. Voilà Pape Cheikh kon yéenekaay bi de l'Observateur xëy dellusiwaat ci ndaxte boobu ak léegi sax léegi mat kon je pense bien ñeenti ay yu bés yoo xam ne nii mbiri xew na waaye kon police ak képp koo xam ne daal mu ngi ci enquête bi bëgg mbiri leer ndax jaaxal na leen rawatina ba mu amee foofee ci camp Jérémy muy bourse étudiant yooyu nga xam ni kon jot nañ kaa jël ci ay millions la nag dem ba jàpp sax lu weesu ñaar fukki millions bu ñu sukkandikoo ci chiffre nga xam ni kon kilifa yi joxe nañu ko waaye li jaaxal ñoom sax nit ñi mooy naka la ñu def ba dugg ci bërëb boobee ba def li Pape Cheikh. Voilà mu ngoog donc loolu moom la yéenekaay bii di l'Observateur xëyee tey ba indi ci ay détails. Le Quotidien tamit ci wàllu njàng meek njàngale mi la xëyee tey ak école bii di Yavuz Selim nga xam ni depuis daaw am na ay coow yoo xamante ni juddu na par rapport ak école boobule ba tax yéenekaay bi def ci xëtam ni affaire Yavuz Selim état de non-droit. état de non-droit ba tey laaj di sampu kon Pape Cheikh ci lu soxal école boobee di Yavuz Selim te xam nga léegi école uppi kon ni nga xam ni ñooy waajuru ndongo yi mel ni kon sax xamaguñu fu ñu féete ndaxte mbir yi nekk ci diggante xëccoonte ci kilifa yi ak ña nga xamante dañoo jàpp ni l'école bi daal war na wéyal la mu doon nekkee ci réew mi ba léegi daanaka sax boo xoolee ëpp na kon jamono ji fukkat ak juróom l'école bi nekk fi waaye daal ay mbirum këyit ba tey moo ne ci biir coow li ku ci nekk jàpp ne daal yaa nekk ci dëgg. Voilà. Ministère yi tamit ñu ngi joxante ay lenge ginnaaw gi ñu tabbee gouvernement bu bees bu Sénégal par exemple enquête xëy na ak lu jëm ci loolu passation de service hier au ministère de l'Intérieur, un bilan et un serment. un bilan muy bilan boo xam ne ni Abdoulaye Daouda Diallo muy jëriñ nga xam ne kon moo nekkoon foofee ci ministère de l'Intérieur ak sécurité publique kaka wut kon di Aly Ngouille Ndiaye démb kon moom ba ko Abdoulaye Daouda Diallo di jox lenge yi mu firndeel nag liggéey nga xam ne ni bëgg na ko amal ak mbooleem classe politique bi Pape Cheikh. Voilà passation de service boobule mu ngi amoon donc ci diggante Abdoulaye Daouda Diallo ak ki nga xam ne ni mooy Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille itam ñoo ngi koy gis ci xëtu yéenekaay bi di Vox Populi yéenekaay bi xëy ci li mu tuddee l'État enclenche l'épuration des partis. parti wax nañu dañoo bari takkul lool ba sax mel ni jafe-jafe yooyu moo waraloon kon li ñu dund ci élection législative yi ñu génn ñu dund ko kon wàññi lim bi classe politique bi ànd nañ ci léegi nag nañ koy defee ak it yan kon texte la ñuy teg doon na daal waxtaan goo xam ne moom Aly Ngouille Ndiaye bëgg na ko ubbi yaatal ko ba lépp loo xam ni soxal na ay élection buñ ci demati xel te bañ cee tey Pape Cheikh. Voilà passation de service ak li ñu tuddee prestation de serment yéene kaay xëy tey ci jëwriñ yooyu le par exemple Libération xëy na ak ki nga xam ne ni mooy Aliou Sall nommé directeur général de la caisse des impôts et consignations. Aliou Sall prête serment. Aliou Sall prête serment tey sax dañ koy dalal ay kilifa yoo xam ñu ngi foofu ci caisse de dépôt et de consignation gannaaw kon bañu ko tabee mu nekk directeur général bi waaye alxames incha allah kon lañ nar a amal sax passation de service bi waaye ba tey coow jëm rawatina ci la nga xam moom la forum du justiciable xam le ne kon Aliou Sall war na def déclaration de patrimoine maanaam wax kon ci dëgg-dëgg lan mooy xaalisam lan la am ci ay mbir kon su ko defee daal ñu xam bu baax fan la jëmee it koppar ga nga xam tey jii nar na tegu ci ay loxoom ndax kat moo jiite caisse de dépôt et de consignation boobu. Voilà donc nomination confirmée par le président malgré les critiques loolu itam mu ngi ci xëtu yéenekaay bi di Libération ci wàllu tàggat yaram président dégg naa mu ngi dànkaafu sunu gaynde yi ak ñañu àndal jëm ci qualification mondiale bi yéenekaay bi di L'As ci la xëy tey ñu ngi gis nataalu président de la République gis ci xët bi nii pour une qualification au mondial 2018 Macky menace la fédération. waaw da leen ni soññ boo xoolee parce que aussi même ministre Matar Ba def na ko xam nga loolu nag dañ ko def rawatina ba nga xamee ni Sénégal kon tribunal arbitral du sport daf leen wax que ni seen match bi ngeen joué woon ak Afrique du Sud je pense te ngeen koy joué waat parce que arbitrage bi dafa desoon leer kon xam nga loolu benn condition favorable la pour gaynde yi ci éliminatoire mondial boobu ñu jëm peut-être ñu am seen chance parce que seen chance wàññeeku na woon bu fekkoon dañoo jàppoon victoire bi nga xam ni moom la Afrique du Sud amoon këram
mais comme que loolu yëpp am na gaynde yi ñu ngi góorgóorlu état bi aussi jàpp na que ni mu ngi def li war ci biir kon njiitu réew mi aussi day jàpp rek que ni gaynde yi vraiment seen chance ubbeeku na voilà kon ñu war a def lépp voilà donc loolu dankaa fukk président de la république la moom la yéenekaay bi di laas xëyee tey lu jëm ci match boobu la ñu war a joué waat ci suñu diggante ak Afrique du Sud dogal boobu wàcc na mais il paraît que Burkina Faso àndu ci benn yoon defaat na saisie un peu tribunal bu ñooñee nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu tàggat yaram ci continent bi stade par exemple nga xam ni moom dafay dox ci wàllu tàggat yaram ci la xëy tey mu ngi ñuy xamal ci xët bi ni mondial 2018 Afrique du Sud Sénégal a rejoué le Burkina saisit le TAS pour annuler le match parce que Burkina moom d'accord ci benn yoon. voilà ci ñuy joué waat Burkina bëggul rek toog seetaan. parce que moom moo jiite seen poule boobu di poule D bi. te gannaaw FIFA ba mu jëlee ndogal bi que match bi dañ koy rejouer Afrique du Sud ci juróom-benn fan ci weeru septembre bi ñu génn je pense bien. kon Burkina bu fekkee ni dañuy joué waat moom dafa mel ni daal place am boobu day ragal ñàkk ko. donc du avantage am. ba tax kon mu saisir tribunal bi pour ñu daal xoolaat ni ñuy régler mbir yi. voilà en tout cas dogal bi jóg na depuis keroog Sénégal dina joué waat match boobule ak Afrique du Sud xam naa li ci des nag dañu koy bàyyeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye bu yegsee ca kanam xóotal ko ci revue de presse bi en attendant 8h30 daanaka jot na ba tegal